moomu nag doo fa doole de aji woo laa kool loolal ëllëg la soxla sa teel a laa kool hey aga naka la ëllëg dama am suma programme ñëwal da nga dof da nga ñëw di aji La ilaha illallah. Ay ba kera rura lola baro mun ba man hambal he yu nyum ngay buse fiti mun ba man sa ba sa fiti. ay aji woo laa kool Wa tey aji ëllëg spora dañ na dama ñom ñoo de laajte seen artiste ku ñu wax rek mané bul wori dama leen de wax name yo artiste ñu name rek mané ndeysaan ma nga des inbox am bi. ndeysaan Waaw. ndeysaan ñom ñoo de name tey dañ la fi indi woon pour waxtaani weeru koor bu gàtta mu nekk loo xam ne ma def ko si biir weeru koor bu ndeysaan. nekkatuma di la dégga de su dee ma dégga boy Fet torop ndeysaan ma ne xaaral ma indi la si mu ñu wax ne tey waxtaan bu ndaw rek kan mooy aaya si biir weeri koor soo aaya dañ bëggoon a starté pour xam da aaya mu ngi or wala or parce que xam nga poli duñ dee or ñu just check rek da yaa ngi or. waaw comme when it comes to the side na comme dama sant yàlla comme it sant suma parents yi tamit because like comme poli ak yooyu noonu ñun side boobu dañ ko over like comme xam nga rek comme dañ si dee over strict when it comes to suñ parents yi yooyu noonu so da nga gis na depuis time yi xale ñun den comme dañ jànga or nag comme foog nga jàng ko doo mun a dem ba nga mag nga ne da ngaa forcer nga or because it's just human nature ne mun loo toog without food and water like for a long period of time you know what I'm saying so di sant yàlla as Gambians like ñun am na nit ñu yare moo tax soo bàyyi xel even si weeri koor doo gis kenn mu génnee musique doo gis kenn nekka di si yëngu-yëngu musique because comme am na fonka buñ fonka weer bi te sant yàlla dama dee or tamit you know I do my best dama dee or xam nga rek do regular things like everybody else aaya mbaa du sa buuri séeréer bu toog nga impress nii di wax nii ne dañ dee or. naa moom xam na nu mu fa dee demee moom actually joolaa la nag man nag yàlla daf ma booleeg nii laay wax anga man sa anti la séeréer la yéen séeréer doo indee or di yéen moom ba am ngeen loo indi comment yéen war na comment de guddi bi guddi poli la boo dama ko bàyyi séeréer yi boo dama ko bàyyi ba léegi ma dugga sa inbox bi nag wax la séeréer yi nuñ dee ore expliqué ñu suñ or laa xanaa soo duma guloo or moo tax ma guloo non gis nga nag tànjee fële soo bàyyi xel gis nga suñ demee na fa séeréer yi ba ñëw ne de laaw si lifi di korgeet yi rek taal nga dégg ñu ne caalo bi bala nga koo jaay foog nga xam lum saf soo waaye joolaa la soo kuwit bi joolaa la man maa yoon nag dañ bàyyi suñ gaal de ñun ñu dem man tamit joolaa laa dem enu naka lii fa yaay sax joola dañ graaw nag joolaa dañ saf de waaw aka ñoo saf dañ di dee take over nag man understand ma naka lañ ko dee defee waaw man ba pare man dañ teel a jël suma fit bi man xaw ma li xew man dañ teel a jël suma fit bi joolaa moo am doole joolaa ñoo fa doole ñoo fa doole ay walal wota suma def ndànk teg ndànk because bu ma toogee di sax mun nañ maa wax ne acca si kaw laal rek ma jóg rek avancé acca avancé aji maalal ma rek maa ngi dem su nekkul loolu guddi bi du neex non waaye kuwin bi moom xam na man su ñëwee dama laa teg kii am so Aya coming back to the topic soo ñoo wax Aya comme moom kañ la commencé or comme Aya yow si ban jamono ban at nga commencé or ak naka nga commencé or nu ma commencé or it's just like everybody wasuma yaay na maa ngi or man laahu dem dóor ba suur ñëwaat kër fomba suma gémeen mi noonu laa commencé dañu dee strict loo si biir kër bi like daat bi ak meer bi da ngeen war a or krip karab man dama dee waaw wasalaam amul benn problème naa eewu xëda yu correct nga léegi gaay si xëda bi yëpp bul woori sax su ma demee school nii dama day jaar rek dem time boobu noonu Fajikunda si géej bi nga foofu noonu kenn du la dee gis jënd taabalaaba ak bota because traan mu ngi am loolu nga dee mun a jënd di taabalaaba ak bota dóor ba demee side so noonu la dee starté you know as time goes on nga door di rus sa morom yi you know what I'm saying rus sa parents yi ngay jàng di jàng ba mu dem to a level boo xamante ne mun loo toog sax nga ñaaka or am so noonu laa ko jàngee rek you know léegi it's regular léegi moom it's just normal da nga dee léegi du ma dee xëda sax dama dee jóg rek or noonu ba guddi den ma chop you know def suma def so Aya yow comme soo ñu wax at bi nga commencé or ban at nga commencé or exactly I can't really say waaye xam naa ne daal maa ngi over na nekkandoo tamit no probably I don't know so that mean I don't know mënuma wax exact age bi su ma waxee damaa fen yi damaa jub
That's all right. So, for a while now, munuma estimate how many years, but I'm not for a while now. We record Faircode La Gambia. I think this is the first we record for a while now. We Faircala back home. You're not gonna make a disantire we record be back home. Maybe time difference be ak you know ndinga dan or ak fi du bena. Man, to be honest, America bena we record rek mo fa feka moy last year we record. Okay. So yaguma yaga bobu almost 2 years ak la def, like 1 year 8 months la def ma ñipsi. So I guess like comme suma system become change. The only difficult part mo neka buma don or fele na le last year. Ñu ngi won ci digg winter, so 5 o'clock rek def del leen dem ngeen dogu. Xam nga ay yooyu noonu ñu waaye fi naaj bi def dee tanga boy. But xam nga ñun fii lañ juddoo fii lañ yaroo fii lañ am fii lañ miin, so it's still the same thing. Dañoo dugal noonu raki réer ko si naaj bu tànga bi just like everybody else, dunda ko su paree mu mu jàlla mu ngi cool. So is there anything loo xam ne comme gis nga wécceeku bi having to live in America for almost 2 years nga ñëwaat back home comme yow tey lan moo nekk différence boo xam ne you really struggle with o gis nga ne su nekkoon ne meloon na fii nii o fii nii dina doon gën comme like the difference boo xam ne moo la doon gënal mu fii mel nii wala moo la doon gënal fii mel nii like America mel nii o Gambia mel nii. So I understand mo ba da nga mean development wise wala no like or bi come okay maybe America or be maybe the food is different, maybe traffic they different, maybe it's more simpler, more easier purga or and Gambia maybe you're struggling with really something back home, maybe the food, the expenses come lan mo neka difference boo xam ne su doon tey so sago fii dafa different wala fii dafa mel ni fii mu gën a yomba pour ñëpp askan bi. Malafil, to be very honest with you, man dama feel ne ore Gambia moo dee gën a sella because xam nga or dafa am ay sarra yu àndal maanaam soo oree sa cër yi yëpp a war a or tamit in a sense that ne tànkay dañoo or loxoy dañoo or gémmiñ bi dafa war a bëti dañ war a or advantage bi am si suñ dëkk bi di Gambia mooy ne like comme even ñoo xamante ne nekkuñ julli sax du dee or but dafa am respect bu gaay dee amal mont bi doo génn nga gis ku solu anyhow doo génn nga gis ku play music anyhow doo génn nga gis kuy doxee anyhow. In America they don't care about you, bro. You know what I'm saying? Like comme danga or nga génn capa ku sol batiraada di dem nekkul julit yàlla mun nañu jégal su yàlla dina obviously xam naa yàlla dina jégal suñ baakaar ñu fa nekk because du suñ dëkka suñ dëkki uteekaay la rek xam nga lu ma mel but then again man dama fi ne oree fii moo dee gën a seela sa body dañoo mun a or sa gémmiñ dafa mun a or sa noppee dañoo mun a or xam nga even though moom yàlla nangu or yëpp wee dafa munti nekk because du sa sago moo tax loolu di happen but then man dama fi ne oree fii moo dee gën a seela ak lu munti métti lu munti tànga fii sa cëri yëpp dañoo mun a or xam nga yeah Masha Allah. Donald Trump ngay yëpp Donald Trump daf la faale ak sa or ndoy di sol bati rider duga town nga ne ma laat Isa di selti yena sa dama lay duga si boss ma gis ñu kodulante kiss fele na leen di ma ne waay dëkk bi naka la fi nit di ore naka la fi wow yeah I know all of that yeah definitely so I get it moo tax ma laaj la the differences so aya comme yow tey nga am pour or back home for like literally 2 years na nga war a dellu si nga or so what's the difference si goods si expenses boo xam ne comme let's say 2 years ago maybe jaxatu mun doon jar dalasi now if you look at it mu ngi ega some other like prices sukur ak yooyu tamate so naka nga gisee expenses yi especially yow as a family man back then ak now lan nga am pour wax si loolu. Well man dama am benn problème si dëkk bi aji to be honest with you because man there's something lu ma mënta figure out si suma bopp ba léegi moo nekk lan moo tax ne weeru koor su jotee rek la price yi day skyrocket ba pare jaaykat yi goods yi yëpp most of them ay julit leen ñu ko dee import most of them julit leen but I still mënuma crack that code lan moo tax comme weeru koor su ñëwee price yi yëpp war a skyrocket ba pare weeru koor soo bàyyi xel tout dis nga dee coob mooy sa ndogu bi probably ñu 95-80% of people du ndee reer ba xëdda so by right like logically dafa war a nekk is more cheaper in Ramadan than time yi boo xamante ne ku Ramadan whereby da nga nit ndeewoo nit añ nit reer xam nga lu ma mel but fii dama dee bàyyi xel ne like comme weeri ko su ñëwee price yi dañ dee over skyrocket boy ba pare comme there are people ñoo xamante ne boy ñu ngi ko dundade comme ñu ngi si mbedda bi ñu ngi gis xam nga lu ma mel maanaam so much in touch with the community because all the time maa ngi neema dama day gis boy nit yi ñu ngi over dunda that pain boy pour nga war a dem xam nga
benn ndugi pour benn ndogu rek nga war a def ay thousands am na ñoo xam ne booy dañ war a wait 30 days pour am benn 3000 so soo leen skyrocketee noonu like prices yi def dee over métti yeneen dëkk yi lu tax man ma day ñeex Amérique dama ñeex Amérique ne sens na lu gaay am man loolu laa bëgg ñu am ko fii nii ñun suñu own dëkk luñ moom because foofu noonu dañ xeex like comme like lekka Yeah. chop dafa over cheap boy it doesn't Yeah. matter what time of the year food Yeah. yaa ngi tukki xam nga gis nga yëpp nu mu fa demee so Yeah. man loolu dama ko dee amee ñeex boobu dama ko dee amee like xam nga grudge laa ko ooyee xaw ma naka laa ko ooyee but I wish ñun tamit suñu nit ñi ñu mun a def noonu comme ñu dimbaleel ñu rek comme weeru koor bi even though import bi daf dee métti ak yooyu but it's a little way of giving back to the community xam nga lu ma mean so nañu dimbale ñu wàññi price because comme people are really suffering bro when it comes to comme pour am dépense every day pour toogal lu sound nga mun a chop xam nga so just to emphasize side boobu moom Finland dafa war a overchange li nga wax noonu am na solo trop because man before Ramadan basically yónni naa nit ne ko saako suku ñaata la mu dem laajte ñu ne 1200 Ramadan bi jot di ñëw jege si fanaa si biir Ramadan or something ma ne ko ok dama laa yónnee xaalis pour nga jënd saako sukur mu ne ma now is 1250 and I asked myself like few days ago it was 1200 ma ne ko léegi mu nekk di mu ne ma because weeru koor bi jot na ba pare so I'm thinking like comme ni nga ko waxee ñun mi ngi nekk julit war a yërëm miskin bi war a yërëm néew doole yi si waxtu bu mu war a wàccee waxtu boobu la nit yi di make even excuses for them to say ne it's because it's Ramadan so I think ne li mu wax baax na nañu dimbale rek nañu dimbale yeah guys tap leen live bi tap leen live bi ngeen share ngeen repost what's up my people ngeen oo seen boyfriend ak seen girlfriend yi ngeen wax leen ne Aya moo nekk live so Aya yow tey soo ñu doon summarize kan mooy Aya si biir weeri koor comme yow naka nga dee mel si biir weeri koor pour nga summarize ñu who is Aya during Ramadan I can say it's more of Selumbalo my real name is more of that person in Ramadan as you can see suma nobay gisuloo fa jaaru doo ma gisee chain doo ma gisee watch you know what I mean even though I'm not saying did you try to judge anybody else but then this is me when it comes to Ramadan tamit comme dama dee bugga ma sellal ko tamit because da nga gis ne like comme si iya bi da nga am so many months yoo xamante ne bro yaa ngi def lu la ne xam nga lu ma mean so after benn month bi tamit boo war a capitalize pour nga jégalu si yàlla xam nga comme man dama ko dee fulal but then dama dee try pour live regular lifestyle dama mun a jóg fii nii dem si suñ family kër bi ñu ndogu foofu wala ma dem si suma boy ñu ndogu sometimes even borom bitik bi xam nga because this is the time boo xamante ne movement amul so dama dee mun a jaamalante ak nit ñi tamit ak yooyu noonu so in Ramadan I'm this person koo xamante ne I'm just being myself, you know what I mean? Like I'm living like a regular person, doing regular things, play game ak boy, them new unity most of the time lola de def setting niti new unity ak xam nga sellal ko rek, yeah. Then after lolu tamit wa acha yalla xam. Yeah. Okay. Question the next boy. If you are spending Ramadan alone or spend as a family, maybe your mom, your siblings and all of that, dang len them visit. Come you as a public figure. So what are them settle in Ramadan? Ndax dañ la dee treat special like a special dish, nga nekk yow kenn or you blend in with the family and eat together hamne is a month boo hamne month it coming together la forgive each other. So how do you blend in with the family during Ramadan? Now they treat like a celebrity. Yes, so man nak suma agee si kër bi Aya nekkut fa but even like man on stage how I am like man in a real life I'm just meeting her several times. I'm just a regular person. I like to do regular Very down to earth, yeah. Comme dunduma ay star life boobu noonu man yooyu nekkut si man boy bro comme awma time bi sax man mbiri suma music su ñëwee dama ko play nag ba yow sax comme nga yëg ne comme kii dafa feebar de but tamit after loolu liggéey la rek after loolu I'm just a regular person su ma demee si kër bi like suma raka yi regular dama caana ak gaay waxtaan ak gaay ñun ndogu toog si suuf nun ko daan defee toog si suuf teg cop bi si suuf lal si suuf naay toogee comme gaay ñu cop it's nothing special guys seen mag la rek ñoom seen petit suñ mag la rek suma doom la suma yoon def si nekk you know what I mean so man loolu laa bugg a dunda bugguma dem si suma family sax ñu ma jéem a treat ice dama like we live like regular real people like comme pain bu fa nekk ñun ñëpp a ko waxtaanee ñu dunda ko happiness bu fa nekk ñun ñëpp ñu waxtaanee ko ñu dundee ko you know what I mean we just live like regular people
man aaya like si liggéey bi la rek ma ñëw def suma job after loolu boy maa ngi si yeneen boy man boy dara la boy man faale ma. Masha Allah. So gis nañ la ne si weeri koor bi yaa ngi back home like I said but gis nañ ne tamit defar nga ay lekka taxaw si mbedda bi teg seen table yaa sa gaay yi ngeen distribute di jox nit yi ndogu understand lu ma mean so ndax charity organisation la yow yaa decide sa pour initiate loolu sa management ñoo decide pour initiate loolu so yow lan moo tax nga decide pour def loolu as someone who is a public figure. Yeah, to be honest, it's basically just doing the little we can because dañ toog ñu observe ne like comme actually li biir Willing Kama fii lañ ko defee ñu observe ne 7 su jotee am na ñoo xam ne dañ dee late balaa ñu dee àgga seen kër yi pour ndogu ak yooyu noonu so boy boy ñu waxtaan ko like the same youths regular youths ñu waxtaan what we can do to help people ñoo xamante ne ni like sometimes dañ dee late pour dem ndogu ñu come up with the idea so man all the time dama dee romba foofu dama dee contribute to them every time so beneen day am nga ñu ne let's do it together boo xam ne man personally dama faa nekk we just help out people so loolu dama ko def ngir yàlla tax and then the reason why ñu post ko tamit comme I want people to see because dama feel like ne ñu ngi dëkk boo xamante ne ni like it's okay pour ngay nekk di def loo xamante ne lu bon la nga koo post wala it's okay yaa ngi def loo xamante ne yow sa bànneex la yaa ngi koo post but when it comes to the good thing loo xamante ne ni comme dafa inspire keneen ak keneen mu def lu baax we want to make that look like ne saa dafa nekk di woneewu stigma boobu noonu dafa nit pour génn si suñ people bi you know what I mean suñ nekkee si biir club bi we want to show we are in the club suñ nekkee si restaurant bi we want to show we are in the restaurant you know what I mean it's the same thing comme suñoo def good things let's show the people noo mun a defee ay affaire yu yow pour sa baane there are people ñoo xamante ne mun ngaa dimbale gaay because tey kenn gis na vidéo boobu noonu jàngee na si moom tam dem na koñam mu def the same thing so loolu lu baax la so dëkk bi lu baax nañ try di ko jox doole like comme let us stop man dama dee dem sometimes ma gis nit mu post di may charity sax nga gis kenn mu dem comment they doing it for the camera yes su la nee nga wax loolu but then you don't know how many people are learning from that good act xanaa yow léegi ñun su demee si club bi xam nga lu ma ñun si club bi ñu ngi def vidéo ñu ngi ko post benn xale mu dem gis loolu mu dem foofu noonu nekk di naan sangara or something you have nothing to say about that and loolu is bad influence xam nga ma feel but then this is a good act boo xamante nit ñu ko you should be like encouraging people to do that nga gis ne younger generation ñu gis ne in as much as it's okay to have fun but it's okay to give back to the people in the little way that you can xam nga ma feel so loolu moo taxoon ñu post ko and then yàlla nañu si yàlla defal tiyaabo tamit te luñ si séntu tamit mu defal ñu ko xam nga is to inspire people to do good in the little way you can to be honest, one of the things yoo xam ne def nga ko sa dem bi that was the first thing I looked at and I was like I'm super proud of him because when I went to Instagram I saw it and I was like oh my god I'm so happy that he did that you know what I mean because comme yéen tamit nit ñi tey xëy na kenn ku ooroon tey sax mu ngi soona mu gis la foofu wala ñeneen dañoo just bugg a receive something ne from Aya laa ko receive you know what I mean because of they nekk some type of feeling boo xam ne dafa different oh my god today I ate from like koo xam ne like I'm a fan of yours and today you feed me loolu rek bànneex boobu noonu si orin it rek is something else and I'm not gonna lie to you I was super proud that you did that so going back to the music yow naka nga dee dundee weeri koor ak music ndax during the weeri koor dang dee mun a dem studio ndax weeri koor bi dang dee decide not to go to studio to be very honest with you during the day suma ore music nothing but suma demee ba ma ndogu dama continuer di defar suma liggéey because tamit month bi su jeexee like comme liggéey bi dafa war a am pour continuer because at the end of the day lii moo dee andi food bi si dafa mel ni kapenta bi rek kapenta bi su su ndogee mu am doole dem daaj because xam na ne julli baa ngay ñëw foog mu yóbbu dara kër so it's just like that we try our level best to make sure that during the day we do what we can but during the night may amee man suma studio si kër bi is either I'm working but dama make sure ne headphone yi rek ñooy active duma use like big speakers or anything like that ma liggéey continuer suma liggéey xam nga rek after weeri koor bi waaw yàlla baax na
So, do you find it really difficult during Ramadan to blend in music and fasting because maybe the whole day yangi or you're exhausted ba pare ñene ñu bari ne di wane suma lekke ba pare dama dee sona o moto duma dee mun a lekka bu bari. So do you find it difficult to blend in music having to go to the studio because studio tamit is another type of energy concentration, it needs a lot of focus tamit. So how do you like that they struggle with blending in Ramadan bi fasting bi ak studio bi? Well, to be honest with you, man, I'm too musical for that. Like, dama dunda music ba uba. Wow, dama dunda music ba nga xam ne ni like there's a piece of me boo xamante ne so foog may def lii pour side boobu muy mun a kontaan. Okay. You know what I mean? So man mun naa nekk awma xaalis awma dara sax waaye if I can be able to sing, like I can make myself happy. Dafa mel ni therapy for you. Exactly. Wow. Dafa am lu mu dee def si man personally tamit, you know. So yeah, man, we do our best, you know, like I said. But after Sundogwe, you know, we vibe, like you know, we make good music. Yeah. Loolu am na solo trop te Aya soo ñuy wax Aya when it comes to forgiving, is Aya the kind of person that will ask for forgiveness or Aya is the kind of person that will feel like you know what I'm too because weeru ko ñëpp xam ne ne time baalu aha la reach out baalu aha maybe nit ñi tamit reach out to you baalu la aha ndax yow nekk nga nit koo xam ne weeru ko dina am ñoo dee baalu aha regardless of defuloo leen dara. waaw kon nañ ko dooree fii sax ñu nekk di seetaan ñu ngi si weeri koor su dee tooñ nañ leen si suu wax leen wax yu neexut wala xam nga lu ma miin accéléré yi dafa sax accéléré ñu ngay jégalu ngeen baalal ñu ba pare ñaanal ñu yokkal ñu ñaan you know si li ñoo def yàlla def si barke man ak aji yëpp you know ak yéen tamit yàlla defal leen jaama you know ba aji man to be honest with you man I live like a very regular life man human being naa comme ñëpp you know dama dee juum dama dee tooñ dama dee def yëpp waaye dama dee jégalu tamit you know duma dee téye dara suma xol bi you know because like daf lay sonal te man dama like peace of mind man dama bëgg a peace of mind so duma dee bëgg dara lu ma dee sonal you know suma tooñee nit I will ask for forgiveness and then yeah we move on. Yeah. So I know yow naka nga gisee baalu si biir weeri koor foog nga ne lu war a am la before or because some people said man mënuma understand lu tax nit ñi day xaar ba weeri koor bul ma fi def imam aji yow naka nga gisee loolu bul ma def fi imam babali de ay mun naa am day some part of imam bu nekk foofu te kenn xamu ko so I would love to bring it out. bul ma def fi imam de kay pare rek ñu ma ñu dama kay ci waarekat nga taay so naka gisee baalu aha si biir weeri koor daal man dama feel ne baalu aha to be honest with you nit ki war ngaa baalu aha time boo tooñee wala time boo juumee it doesn't matter ndax weeri koor la weeri koor dafa ñëw pour yokka ko doole rek you know because da ngaa gis ne weeri koor su ñëwutee like comme def day hard like pour even nga mokali 5 daily prayers yi seetaane mu ngi free xam nga mu ngi def lu ko neex xam nga lu ma min nga bëgg a julli sax mu ne la non bul digga taalal join ba ay nga façon yooyu but then in Ramadan daf ko dee amplify pour nga gën a mun a you know focus ak yooyu but daal doomi aadama bi daal soo tooñee moom da nga baalu boy aduna amul solo boy jégalu rek nga move on boy ñëpp dem boy you know it doesn't matter Ramadan la ndax nekkul Ramadan you know but again tamit soo tooñee ni time boobu mënuloo am chance bi pour wax ko da nga rus or something weer bu seela ñëw na time bi ni ku amoon xol bu wow sa xol bi comme di nga dee jégale demal nga jégalu ko rek you know life goes on boy yeah. Guys yéen a ko dégga Aya mu ne soo ko tooñee mu baal la su la tooñee mu baalu nga baala ko so Aya comme si biir weeri koor bi nekk nii yow tey again comme li ma dee wax rek nit ñu bari maybe joo nañ la maybe wax nañ si yow lu ñaaw maybe yow dégguloo ko maybe dégga nga ko ndax yow tey jégal nga ñooñu wala jégal loo ñooñu wala rek dee toog rek nga ne man jégal naa mboolem ku ma def lu ma naxari wala wax lu ma naxari dafa depend doomi aadama la you know am na ñoo xam ne like pour ñu setul loolu dafa it needs to be personal xam nga lu ma mean dag ma war a xool suma bëti ma xool la sa bëti and then we talk xam nga lu ma mean nga apologize like a man because loolu mooy góor nekkut comme ku am doole wala prim param ak yooyu non góor mooy koo xamante ne dafa mun a juum ba pare tiim kum tooñ xool ko si biir bët ne ko bro baalal ma aha understand lu ma mean so am na personal problème yoo xamante ne maybe ma ngi ko am ak keneen kooku noonu du ma toog rek ma ne dama ko baalal nii yow xam nga ne dag ma tooña comme tu mi nga timba nga ne ma bro dëgga lii ak lii lu ma def saanu so dama bëgg ma baalal la su ma la munee baalal ma baalal la su ma la munutee baalal ma feebu ama na maa fiit aduna dafa simple
you know. But then again, like come, yeah, man, like ku ma tooñ su dee ne dafa personal ñëwal ñu waxtaanee ko because yeneen yi nekkul baalal ma ax rek there are certain things yoo xam dañ ko war a waxtaan ñu clear ko out pour ku nekk understand sa position foo taxaw xam nga lu ma mean you know. But apart from loolu like regular tooñ ak yooyu noonu bay ku ma tooñ baalal naa la axa xam nga te man laa ñaan nga baalal ma axa tamit yeah waaye su personal ñu jaakaarloo boy man ni nga waaw da ngeen dem kota de ngeen di tëj si biir nii ngeen di discuss. right sax xam nga waaye comme man si man daal noonu la gën a saaw ne xam nga comme man look at me ma xool la nga xool ma you know nga woon ma ne bro nekkul dama la ragal wala dara de waaye dama ñëw jégalu because man maa jum because man su ma la tooñee loolu laay def doo ma rey boy dama ñëw ma la boy lu yàgg nii dafa demee xam nga ma yeah nekkul mbiri am doole wala jàmbaar waaye man si man loolu mooy góor mooy ku mun a mistake ba pare acknowledge dafa mistake ba pare ñëw jégalu xam nga lu ma miin su jaree jégal su jaru jégal tamit soo leen mën a reyante ngeen reyante seen affaire la. yow da ngay xees yow. man du ma leen fight de boy man du ma leen fight. you know one thing I love. bu sof bi man ma war a fight aji yow doo to be honest, one thing I love about you, comme yow, I pick up other people's energy. Man, non la mel. Like if I'm next to you, if you're sad, I'm sad. If you're down, I'm down. But you're danga bully. Come like full of you are happy, you're laughing, you're joking. Like you've got this energy to me, like you just spread happiness everywhere in the room. So yo, that's what I love about you. Come somebody say yo, wala somebody yo somebody wa hayo sa. Hala barki de ba call it, and I've got this wrong number. Man, because I'm gonna call like in the morning. Well, exactly. In the evening, ma correct like someone pyramid. Well, I like the moment I have like luta yonga ma daudi. After when they did do I was like, oh my God. Yeah. How about after I was like, but so there comes somebody else, I would have said hello, nakam why yo nobody pick energy. And I should say, yeah, keep it up. I like that about you. You're a happy soul, girl. Yeah. Yeah, definitely. Yeah, definitely. Like my stress. Suma la amele mom dama ñu mo wala ko ñu waxtaan ko nit. But adna amu solo de life is too short now. Life is too short. Pour nga wara nekk di whole yene di ñaka happy boy bro. It's too short, bro. Like, you know, just be free. Man, I'm free. You know, I free myself. And I surround myself with people ñoo xamantene tamit they carry the same kind of energy. Xam nga lu ma mean? You know, nit ki nekkul every day da nga dee happy da nga dee am sa naxari sa waaye pas ko si kër bi ñu nekk si biti defuñ la ko xam nga lu ma miin comme man noonu laa dee doxee man mentalité boobu laa dee doxee man su ma amee suma problème la yow ku ma nekk dilal defuloo ma ko yow dañ tase si mbedd bi soo dañ jaamalante you know what I mean. Yeah. ñu ngi gisoon ne yaa ngi doon waaja release a song bu yàggut nii nit ñaa ngi ko doon TikTok so dañ bëggoon a xam te balaa ñuy dem Aya lan la am pour niti after weeri koor ndax song boobu mooy drop ndax da nga am album buy ñëw like what are you working on boo xam ne at least ñu ngi si weer boo xam ne ñëpp a ngi sell ñëpp a ngi noppi because people might think ne oh you know what after Ramadan Aya dafa go quiet or after Ramadan it would take Aya more months or it would take him next year yow lan nga ñu amal loo xam ne yaa ngi ñu ko dencal pour weeru koor bi bu rombe incha allah. Well, first of all dama bëgg a thank like the Gambians comme man like comme yàgg naa xam ne Gambian dañ ma bëgg a waaye this time around comme laa gën a understand like comme Gambia man nuñ ma bëggee xam nga understand because remember like comme dama dem America ma ne suma fansi na maa ngi dem Bambane suma doom bi be a family man nekk ak suma wife ak yooyu noonu and then they waited for me. Could you imagine xam nga ñaata artiste ñoo tukki fii 6 months a soo ñibsee like mooy loolu xam nga lu ma ne loolu xamante ne warut nag because artist should not be defined by where you stay but the amount of talent you have warut but then man I have to thank the fans and man sante si yàlla bu baax a baax man dem naa toog 2 years joxuma suma fans yi dara. You know what I mean? I was patient, I was waiting. You know, I had to like take that time to be, you know, who I needed to be out there, you know, and they waited. And Buma Nyewe, you see how they gravitate. Imagine 2 years. For the history of Gambian music, Lulu Musta'am. Then at 6 months, I saw go to so new I don't span. And man yo, hola Buma tege yo, like right now we are almost around 16,000 video challenges. It's the biggest TikTok song, but the biggest challenge on TikTok. So lolu nonu nekut Aya, lolu yalla la ak fancy, lolu buga buga la, xam nga lu ma mean. So man, those are the things you xamantene I don't take them for granted. You know what I mean? Like I really cherish them and appreciate them pour gis ne comme ñi buga nañ ma ba mu aga fofu. Mo tax weeri koor bi su jeexee inshallah.
dëkk bi su xooteekut na taal ah ku su ko xoot xooteekut su xooteekut nii ku ko dama xooti taal de aji dama taal dëkk bi Allahu akbar est-ce que est-ce que wala la wane ah guys fans yéen a yi ko dañ ko dégg yaaga xaar fans yi xaw ma dañ ko day yaaga xaar ubbi ba leen ñu seen dem toog noppa 2 yi years di ma xaar non ubbi ñu leen dem seen noppa yi ñu dem aya toog mu ne 2 years di ma xaar aya mu ne after weeru koor ah mu ngi koo tàngal de to daf koo tàngal rek sëpp ko seen ko mu tàngal laaji ngeen tàngal. laa bu amut balal maso laaji laa amut balal To be after honest, weeri koor I wanted to add up to what you said. I feel yeah you did a lot of things your hamne like an artist would travel before maybe Gambian artists in your deglu or nañ ko deglu later when I posted on Facebook. I think that you did something lo hamne ñom defuñ ko won and that was what social media because yow degala bàyyi nga ñu nga dem nga dig ñu ne maa ngi nii di dem waaye dinaa dellusiwaat waaye si dig-digal bi faatewuloo ñu because dang ñu joxaat sa boppa every day di ñu dugalal video bu ndaw su dee biir America la sax di ñu tiktogal like what we wanted to see is Aya because nit ki daf la dee bugga boo xam ne su mujjee gi soo droput sax waaye moom yoo la bugga gis te yaa ngi ñu doon feed every time like I said man I'm one of your biggest fans like recently sa song be what's it called again Attack like when you did that what's it called again TikTok video I was like oh my God you know what I mean? But man, I like the fact that I'm swag, I'm the confidence, I'm the like when you naka say maa I, garaaw est-ce listen, que when they say I, you just want to go and like Lord Drop, I'm one of the first people to go and watch because I know ne swag bound for confidence bound for chest bound for horror bound for because say I'm artist boo xam ne sa nigga la artist la waaye confidence bi nga am boroma maybe amu ko. baala ma doguma la de am na buñ ma aadal ñu ne taay man xoolal may borom charme waaw jeex na tag ba pare cas gi mu fa xorom gi mu fa soo da ngaa gis ne soo duggee Facebook yaa ngi gis aaya mu ngi post nga dugga TikTok aaya mu ngi post nga dugga Instagram aaya mu ngi post après sa YouTube bi tamit yaa ngi joo jox videos regardless nga nekk America soo gis nga foofu la you didn't let your career fade away and teguloo ñu benn place ne nekkale si koona boobu ba man ma feel like ne da ngeen ma war a gis man xam nga li ma miin feelu used xam nga lu ma miin soo ñun daal li ñu jox kontaan nañ si soo dematee sax joxaat ñu ñun nañ gis aaya rek salsa beeg swag gi it's very important pour people ñu understand it like ñun yeah dañ judd fii yeah yaru fii yeah décidé ne fii la ñoo tekkee yeah but aduna def dee dox and then things def dee happen xam nga understand yeah yàlla def ma fall in love and then suma jabar nekk America man kooku noonu ak suma doom bi day am waxati ko yàlla def nga lan bisaan ma fall aka maa mën a fall ay dama fall ba riir caama ndeysaan understand nga but yeah the point I'm trying to make is like I just had a responsibility boo xam dama am pour dem defi ko but that doesn't mean I left home man I will always come back home because ñun fii lañ ko dooree yàlla def nit yi xamee ñu fii yàlla def ñu dooree di fajee suñ soxla yi fii def suñ yaay yi si jaama fii understand nga so fii tam dañoo continuer ba tekki incha allahu rabbi comme fale suñ fa dañoo dem foofu noonu comme suñ kër la tamit jabar bi mu fa doom bi mu fa bot ñooñu tamit seen kër la ëllëg suma doom bi dafa war a mag mu ñib si ñu ne ko hey sa papa dafa dof moo def lii ak lii ak lii man loolu lay ñaan yàlla mu dem ñu ne ko doomi aaya mu ngi nii xam nga ñu treat ko na because of things that I'm doing here so loolu lañ bugga dañ bugga grow jël luñ am fii nii yóbbu ko fale jaay ko internationally because man feel naa like Gambian music comme mun because dem naa gis naa xam naa luñ mun a def so right now it's about taking the sound here yóbbu ko internationally so si tànka yooyu lañ nekk di dox tamit te yàlla nañu si yàlla defal jaama ama like I'm saying, and I will say it again, I'm super proud of you because in life, what is priority is priority. You understand what I mean? Okay, music is priority, but when family calls, lolunga wara more prioritized than you know what I mean, music. So lol the fanyo as secondary, music comes as primary. So like I said, we're super proud of you. Te holal ñu ko dore rek buga nañ ko nonu. So ñu ngi xaar after we record I know ne a lot of fans yoo xam ne xam nga ñu fi guys dem leen ngeen dem follow Aya ñu TikTok song bi mu gën a dem viral 16,000 sax dafa tuuti si biir Gambia fu mu nekk 2 million people lañ te TikTok moom ñëpp a fi nekk sooy toog si puus puus sax TikTok ko tooga si puus puus bi because you know Aya
daf ñu oowoon dara mu jox ñu kàddoom ne maa ngi dem ñëwaat te moromam yu bari defuñ ko danga dem ñëwaat munoon ngaa toog America you have nothing to lose you know what I mean aha def fa sa musique bi faaleetuloo ñu nga nekk di liggéey téye sa femme def le waxaat xam nga yow da nga fii ne danga ñu oo dara te dëgg la danga ñu oo dara danga ñu oo aaya soo nga ñëw joxaat ñu aaya soo ñun suñ warugal la pour ñu delloo la yow tamit sa cër bam jee te dañ la koo delloo incha allah maa riklul xale ñi di waaw soo aaya balaa ñuy def dañ bëggoon a xam tey lan nga fii bàyyil youth si biir weeru koor bi yow lan nga am boo xam ne moom nga wax askan bi moom nga wax youth si incha allahu rabbi te ngeen déglu ko nag kii mag la kilifa da koy déglu man lu may wax youth si rek mooy ñu continuer di gëm suñu bopp comme ñu ngi dunda in a world boo xamante ne is about being creative léegi Africa is waking up Africa is rising it's not about léegi di xaar pour nit ñi di ñu ko defal it's about you getting up and saying ne lii laa bëgg a def nga def ko nit yi ñu dimbale boy da nga dee scroll TikTok fii boy ñaata business nga nekk di gis and everything like comme mu ngi go like ku ñu nekk di def business yëpp ñoo xam ne jóg nañ ñu pare si di ko def ñëpp xoolal mu ngi leen di fay understand nga te ñu nekk di seetaan tamit ñoo xamante ne am nañ doole comme nañ dimbale ndawi réew mi boy nañ dimbale youth si boy ba aji xoolal boo ma gisee like comme gisuloo ma man ak ay big men ay yooyu noonu si tali bi bu ñu doon joxe ndogu ay youth yoo xamante ne they work so hard to have $100 man a ñoom ñoo boole suñu loxo together and do that so which tells you that the youths are not lazy the youths are like willing to work youths yi dañ am ambition you know what I mean so ñoo xamante ne tam borom doole nañ ñu ñëw ñu yokkal ñu doole ñun youths yi te youths yi tamit di leen yokkal loo xam ne mooy lan like believe in yourself bro believe in yourself ku nekk am na yàlla lu mu la may go look for it bring it out sell it to the people it's a creative world now anything loo am jaay ko si internet bi nañ ko utilize boy you know what I mean di beneen word bu ma nekk di bugg a sànni mooy like comme when it comes to the hospitals you know ay si marché ak yooyu noonu sometimes dama dee over feel some type of way nga dem si hospital bi or something like that nga dugga si biir foofu noonu nga gis wanax baa ngi tilim soo demee laajte ñu laa wax ne la waa hospital la ñëpp a ko dee use pour lan nga maa wax loolu this should have been the cleanest place in the whole country nit yi fii leen dee ñëw pour faju so nañ ñu dimbale like comme let us not look down to small things like that nit ku dem si hospital sax bugg a use wona bi dafa war a dem fekka foofu mu ngi set boy imagine nga dem faju yóbbu feebar sa kër loolu laa explain ni xam nga like comme let them clean those places dangaa dem si marché bi nga bugg a use wona ñu ne la nga dem si wona bi nga gis mu ngi mel nu ko nee for what xanaa ñun bëggun lu baax so waaye ñu ne la Africa la wala Gambia la why we need to change that mentality bro comme lu ñu amee America lu ñu am li fi man dama dee kind of like am groj laa ko mun a ooyee sax dama bugg a suñu dëkk bi ñu am loolu booy ñu nekk fii suñu doom yi ñu ñëw fii booy teekee fii booy suñu demee foofu tamit ñu jël lu ñoo jël because fii ku dem out nga jël looy jël fii ngay ñib si so nañ ñu dimbale si marché yi maire yi dañ dee fay ay juuti jaaykat yi dañ dee fay naam nañ ñu dimbale wanax yi comme gars yi di ko raxas booy bro booy gars yi raxas wanax yi suñu maire yi suñu demee ñu mun a comme am seen booba like comme clean way booy hospital yi the same thing suñ maire yi ak suñ daat yi suñ doom yi dañ dee feebar dem foofu nga dem si wanax yi booy I don't know why people don't talk about these things it's very important because this is the place you and dañu war a set comme dafa war a healthy pour nit yu fa dee nekka understand nga ebare youth yi nañu dimbale booy su nekkee si biir weeri koor bi like comme mooy loolu noonu let's keep that positive vibe naaj bi dee tàng ak people tension yi dañ dee mun a high xam nga but you know, let's ease it down and just, you know, help each other, you know. Xiif moom moo nar a ànd te police ak joolaay suñu xiifee bu baaxul so aya balaa ñuy dem quickly am na ko fi wax ne how can he or she knows your new song maa ngi ko fi doon wax léegi waaye bàyyi ma bàyyi aya moom mi nga xam ne mooy ndey mbila bi mu wax leen again follow leen ko di ngeen am every update so aya wax tontul ma kooku noonu balaa ngaa dem mu ne naka la moo amee o xamee sa new song bi so yow la incha allah dañ ko drop second day July bés boobu la ñoo sooti essence si dëkk bi yow la su génnee waaw after loolu ñu taal dëkk bi dafa taal de aji man am naa gom naa la after weeri koor bi waaw dëkk bi dafa taal comme da ngaa toog Angleterre gis smoke ñu ne la aya taal na réew mi xam nga yow loo wax dinaa ko gëm you know why because you are ambitious
You're super ambitious. I is a go-getter. And he looked at it and said, listen, I'm gonna bring that mountain here. And I know, listen, man, I sit and watch and listen to people. So kii like to know aya mu ne nga dem follow ko YouTube léegi so wax ko sa YouTube bi ak different platforms yi mu dem follow nga wax ko gaay naka nga amee update soo follow wut First of all, like TikTok bi foog naa comme que man ak Aji la di ngeen mun a dem directly si suma profile bi ngeen follow ma. But like Instagram. wala fi nga nekk nii sax dañoo laal plus sign bi rek follow la. Yana tag na follow bi daw. Tapete leen live bi. Ori gaay. But yeah, xam nga Instagram bi. Yeah. soo defee Aya di Don di nga ma gis soo defee Ayeezy di nga ma gis AYEEZY di nga ma gis Facebook soo defee Aya di Don Team Aya straight di nga ma gis TikTok Aya di Don same thing on YouTube Aya di Don so nañ dem ñu subscribe ñu pare waaw because after weeri koor yi moom yeah inshallah dëkk bi dina taal loolu moom guys uy leen ñu ne after weeri koor inshallah Aya amal nañu lu neex te fu mu nekk nii songam bi like I said mu ngi trend on TikTok depuis balaa weeri koor so pour spread the word foo xamee ne sénégalais sax ñu ngi TikTok songi Aya bi nag buñ nangu ñu gën koo bugg a gën jël ko ñoom lu baax rek dañ ko dee jël so buñ ñu jëlal suñ Aya ñun dañ moom liñ moom because ñoom dañ dee bugg a kii sénégalais la ñun tamit dañ nangu Aya suñ Aya la xam naa ne da Sénégal bi yegga but xoola man tamit dama bëgg a proud pour su ma demee oh you know what xoola like ma want tubaab bi he's Gambian waaw so guys ma doon wax the same thing mu ne ma ne like comme Gambian music industry di bi baay baabu bu mu demee gisuma anybody ku def sound boo xamante ne ni like moom kenn la defut fa like a Senegalese artist and then Sénégalais ñu appreciate ko ba di si def TikTok di ko dugal seen YouTube bi di ko dugal seen film after one thing laa fa ma ne ko dama like comme gis nga 2026 man loolu mooy suma mission comme Gambia fii boy artiste yi bëri nañ boy def nañ fi luñ fi war a def yëpp yeah so dañ affaire dafa war a génn te incha allah like comme ñun moom ñu ngi si forefront bi team Aya ak Aya dañoo taal aduna bi de over taal boy foog nga dégg ñu Gambian music is going this year it's high time Aya it's high time yeah so guys comme ni ma ko waxee rek again and again bu leen tayal ñun suñ artistes yi they're not asking for money they're not asking for anything suñ waxee support mii nuy ne tamit dañ wax ne ngeen yónnee leen xaalis wave ma fii GoFundMe or something all they asking for mooy plus sign bi si screen bi dem leen ngeen laal ko su fekkee ne live bi léeta nga ko seetaan ma def ko Facebook demal nga dem tab ko su fekkee YouTube laa ko demal nga dem search for Aya di Don Aya everywhere and follow the guy he is home to work and we should welcome him all home ñu bileen ko in mu xam ne lam fa bàyyoon ñun léegi lañ gën a bëgg a gam music sax so wax ni boy man dama ñëw boy suma show bi actually like I didn't promote my show bi Brufut waaw sold out waaw ñun léegi lañ gën a bëgg a gam music crazy boy sant yàlla de yeah alhamdulillah man I'm really grateful I'm really grateful to the fans man wallahi lazim like come boy they are so amazing boy come they showing me so much love and then man di leen wax ne tamit comme sound bi inshallah Gambian music naa ko yóbbu fu sori wallahi comme dama ko yóbbu fu sori waaw man gëm naa la te man maa fi man tamit fu ma mun a téye rek yónnee ko rek man tamit naa téye foofu noonu because this is like a teamwork ñun ñëpp xam nga lu togetherness lu mun a indi benn nit munu koo indi you know what I mean because ñun tey a teamwork makes the dream work so ñun ñëpp mu ak ñiy seetaan yëpp Aya honestly ma min ñun ñëpp su fekkee ne tey ku nekk am na soxlaam nga bàyyi sa soxla pour kenn wala nga create that space pour kenn ñun ñëpp tey dinañ ko mun a pousse listen ñun 2 million people lañ warut a difficult sax pour ñu pousse suñu artistes yi ñu portray leen yóbbu leen si beneen dëkk incha allah macha allah te dina am Aya tey xaaral ma bàyyi la nga tàggatoo su ko defee ma bàyyi la yow it yaa xam naa ne weeri koor yo pare yow moom busy man nga so dama la daraak rek indi la parce que man moom dama leen dee poñe yéen suma jëkkër ngeen so su ma leen soxlee da ngeen maa uyu si waaye Aya so ma bàyyi leen ngeen tàggatoo but thank you for having me man and like gis nga like yow boo ñëwee si Gambian music tamit things dafa change when it comes to the interviews and stuff daf dee interactive ba pare daf dee educative you know because ñun this is a side of me boo xamante ne yéen rek a am doole boobu pour génne ko si ñun nit yi xam ko
Yeah, because political. ñun nekkul dañ dee mun a gisante ak nit ñi every day. They don't know who we are. Then you have like, okay, kii suma style I love him, but they don't know us personally. So fii leen di amee chance pour mun a communicate ak nit ñi, you know. So di la wax thank you for building a relationship bu solid ba nga xam ne ni comme yow liggéey nga liggéey boo xam ne ñun artistes yi tamit amal nañ la cër boobu ba nga xam ne anytime you knock on our doors we come to answer to you xam nga. So di encourage everybody else ko xamante ne mu ngi dream to be like Aji's Corner or whatsoever. We need you, man. Come up. You're like, you know, I know what you are doing is inspiring. I'm gonna do a fancy. Thank you for tuning in. Dylan one after very core. Yeah. You get talent day. xam nga leena laa bëgg ma wax la balaa ngaa dem I would love to have you su song bi droppé then ñu ñëw waxtaanee song bi and break it down that will make also a lot of people pour ñu mun a xam ne ñu understand because already fii sa gaa ngi lete about song bi so it would be nice tamit su song bi génnee ñu amee chit chat bu so like regarding the songs, the lyrics, ak yooyu noonu then and let the public know the song begin. So after we record, even if it's gonna be like a 30 minutes chit chat regarding the song, I would love to have you again. Then you def ko ñu wax remind askan bi pour ñu mun koo dem stream tam. I think ne loolu tamit da am solo torop. Wow, that makes sense. But I just love you for ganyo. I got duff. You have to come. Are you mad? So guys, boy, let's pull up and do it. thank you. Yeah, guys, you guys, don't worry. man. Song be after we record. Second day we record. Second day, Julie. Second day July, inshallah. Mani second day we record. Wala confused na ay. Second day July, inshallah. Harlen song bi on YouTube dina drop. Dem len ngeen follow ay bu ma len ko waxati. Get TikTok song bi. Yeah. So guys, have a good night. Aya, thank you. And then you later. Yes. Love. Thank you. Thank you. Bye bye.